ak maman Assou. Aïcha. Sans oublier Père Mbaye Ngoné mon ami. Mon meilleur ami. Bonsoir Sophie. Bonsoir Sophie. Ça va? Alhamdulilah. ñu ngi nuyu mbokku téléspectateur u Sen TV yëpp di nuyu bépp doomu aadama boo xamante ni di nga reconnaître Sophie Gueye à travers émission di leen remercier ci invitation bi di nuyu tous les membres de l'association Les Racines de l'Espoir di leen yokk courage yokk leen jom di nuyu sama rakk jooju nga xam ne mooy Dieyla ñu gën ko xam mu nekk waykat très disponible di nuyu yéen nag ñu ma bokkal plateau bi asalaamaaleykum. Waaleykum salaam Sophie. Tata Astou, bonsoir. Bonsoir ma Ça va? chérie maa ngi leen di Vous allez nuyu. bien? Ça va alhamdulilah. C'est un plaisir ñu recevoir ko moom itamit ci plateau bi ñu ngi lay dalal jàmm waay. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di gërëm président Bougane bu baax moom nga xam ne lépp moom la waaw di ko gërëm di ko ñaanal gudd fan ak wérle waaw di nuyu tamit sama yaay soxna Amina Dif Ndiaye si marché Stavanel Pikine di nuyu sama goro bi ma àndal muy Njéeme Diallo chéri Mbaye Diop di nuyu sama borom kër waaw doolee jën ndox Alioune Badara fay ma sata maajoor moom yuqu mi ki songum xeer sama borom kër bàyyi Ahmed Khadim waaw maa ngi leen di gërëm di leen sant waaw di nuyu nag waa Tawfekh bi ma jógee yëpp waa Tawfekh yaakaar ak di nuyu maman Tuuti Ñang waaw kay yaay Ndeye Amy merci beaucoup. D'accord kontaan nañ bu baax a baax merci beaucoup Tata Astou papa ñu dellu la kàddu gi. waaw fa nu jóge woon. ne violence en tout genre. ñu ne dimension dans une société sans cœur. waaw maanaam mbugal bunduxataal ak fitna joo xam ne dafa jekki-jekki rek plongé ci ab société boo xam ne soobu ci askan boo xam ne kenn xamul fu mu jógee te kenn xamut it fu muy yem kenn xamut fu muy yem ñu ne nag mi ngi ci biirub sëy ndax en tout genre nanu wax mi ngi ci biirub sëy mi ngi ci ñaari way dencante mi ngi ci ay way bëggante mi ngi ci ay mbokk mi ngi ci lu ne maanaam fitna joo xam ne day jekki-jekki rek ci ay ànd ak lu nekk mi ngi ci moo xam da koy ngoro moo xam dégg na alxëyri moo xam déggul alxëyri waaye daal léeg-léeg nga dégg ca aw ay woo xam ne doon dem ba bakkan tëdd ca ba bakkan tëdd ca nee nañu ay dóor bokku ca wax na dëgg man de tàmmuma ko te gërëmuma ko waaye nag ginnaaw bëñ ak làmmiñ ñoo dëkk su aw ay amee ba nga xam ne dóor am na ca su ñëwee dinaa rafetal àdduna ak jéem a yar à ma façon ak jéem a jubbanti à ma façon ne ko dellul ndax duma ko tàmmal mu yenu ndabul pay duma ko tàmmal dinaa ko delloo wax ko ak tamit bay sama àq li nga xam ne mooy àqu kilifa dinaa ko delloo ca sëy ba toog di xool ak di déglu ak di seet ba xam nu wànnent di mujjee ak su ma xoolee xam ne lii dafa doon loo xam ne dafa sax illaa abada kii du moom mooy ba dóor yi te lii mën naa jur leneen su boobaa dinaa ko faje neneen ak nu bokkut ak bàyyi ko ca sëy ba su ko fa jële fa jaagoo dinaa ko jële waaye di ñëw rek ma ne jeex na tas na déedéet kii na wala nga daw rek ñëw bañ a laa min dëkk léeg-léeg nga am ci lu méttee métti ndax léeg-léeg aw ay su ndaw daal di am rek nga xam ne yow soo noppi woon sax jàmm mën na am nga daw seen kër yuuxu à chaud ñu dóor la nga nàcc wala sa dara ne wi daw yuuxu ca kër ga waa kër ga jox xalangu ñii yëkkati ay yat ñu daw ñëw attaqué kër ga ñaari famille yi daje aw ay am diggante tas diggante yàqu nga dem ba am ñetti fan ñeenti juróom benn mer ak géej gu sàmbaraaxa yem day jekki-jekki nag giif ay neer la yu jóg mais day wàccat après day giif mer kenn mënu caa dëkk ci këru àdduna ku la ko wax dalay nax soo koy jàppal idda muy giif moo tax su aw ay amatee dawal nga génn ba am juróom benni fan àll nga dellu si waat mer ñëw na fekk ca ba ay wa amee réaction à chaud nga def saagante day jib fa génnee ay yat ak ay kuur ba xeex am ca ba maintenant sa baat jib na ca nu waxantee lu ñaaw a ñaaw nga toog juróomi fan sam xel dellu si nga bëgg a dellu fa nga jóge woon moo tax ma naan la dellul du ma gaaw a atte waaye nag ñoom nee nan ma déedéet du noonu waroo koo delloo ndax delloo ga moom moo indi crime bii di am waaye man loolu laa xam man dama lay delloo ba keroog ma la fay jëli
bakara ma la fay jëlee. d'accord commencé woon nañ thème bi la fois passée ñu bëgg ko continuer ñu gis ne Sénégal comme on a l'habitude de le dire booy sëy yi dañ naan la muñal buñ la dóoree dañ naan la muñal buñ la gaañee dañ naan la muñal ñu dem ba remarqué ne sëy yu bëri amaana bu ñu ci bañ a dóor wala bañ saaga divorce lay mujjee moo tax divorce yi bëri fi boo toogee muñu aussi boo maytuwul morgue ba ngay mujjee donc ban choix quel choix faire en fait en ce moment. Quel choix faire? C'est très facile. Il faut que société bi changer mode de vie. Il faut que société bi respecte jigéen. Il faut que société bi am ñu toog di wax yenn yi ñu xool lu tax ñu koy wax parce que man je vois que c'est très simple, Sophia. Divorcer dans la vie, c'est pas grave. Rompre une relation, c'est pas grave. yàlla gërëmu ko. Être seul dans la vie, c'est pas grave. Recommencer à zéro pour mu neex, c'est pas grave. Mais au Sénégal, tu sais qu'est-ce qui est grave? pour mu neex. bu fekkee da nga nekk heureux si fi nga nekk si place bi nga nekk sa place su sëy wala ki nga nekkal wala famille ñi nga nekkal apprécier wu ñu la à ta juste valeur, je crois que loolu la ñuy wax pour nga toog muñ. dara gënul metti ngay nit fi nga nekk tu n'es pas apprécié à ta juste valeur, loolu dara gënu ko metti parce que abuse boobu ñuy teg sa kaw benn abuse gënu ko metti. dafa mel ni nga nekk si dans un endroit toog am ñoo xam ne ñu ngi abuse sa kaw que ça soit verbal que ça soit physique que ça soit tout mais ñu ne la da nga war a toog dékku loolu muñ. Safia muñ dañ ko bind sax ci Alxuraan ak looy muñ y a deux muñ et ça c'est très important. keroog dafa am loo xam ne dama ko dégg tiit sama yaay ji bi ñu invité woon Mama Aïcha ñu joxe benn exemple mu ne jigéen jëkkër takkal na ko ñaareel bi xabtal jëkkër ji ba fu jëkkër ji jógee li muy gis rek mooy dóor wala def lu bon ki nga xam ne mooy aawaam. ma dégg Père Mbaye Ngoné keneen ne ko loolu da nga war a toog muñ. waaw ndax daan na am dëddale day am. Safia dëddale day am. bu fekkee da ngay xalaat ñu ne dañu déddale nit. dëddale ak ki nga xam ne moom lay sëyal. waaw si logique si àdduna. waaw. ku ñu déddale. mun nga tëdd ak moom ba 2 heures du matin mu xoj la rey la. waaw dëddale de lu ne mën na ko. ku ñu déddale rek. bu fekkee dañuy xool logique bu àdduna. Faatu déddale nañ kook Moussa. waaw Moussa àndatul sagoom bu gisee Faatu. day gis safara. waaw man may bàyyi Faatu. waaw Faatu ñëw wax ma ko. billahi wallahi taala du fa bi mu koy wax foofu laa koy ne toogal. am na ñoo xam ne sax doon lay liggéey pour nga rey nit parce que doon lay liggéey. ñu liggéey la. waaw ñu teg yoo xam ne loolu la ñuy wax tege. xam nga on est dans une société boo xam ne dañuy défendre loo xam ne c'est indéfendable. ah parce que si on est dans des plateaux. waaw défendre amagu fi de. ñu gis ay crimes. gis naa laa wax. am ñoo xam ne di ne. défendre la gu ma. hier non teyu ko. je n'ai kan rien mooy bëgg nit di koy rey. je n'ai rien défendu pour le moment. lan mooy kan mooy bëgg nit di koy rey te rey am ba pare. la société sénégalaise noonu la ñuy défendre. musoo toog ñu ne la kii de def na lii ñépp mbooloo ne il doit être puni. moo tax ma ne y a des choses à revoir dans notre société pour épargner li nga xam ne mooy le mot muñ. moo muñ mooy. waaw muñ. je peux donner des exemples terre à terre. sa jëkkër amatul. toogal muñal ko. sa jëkkër am na loo xam ne munoon na ko munatu ko genre affaire yooyu. kii muñal ko. mais lii di dóor lii di saaga. binduñu ko fenn ci këru àdduna pour que nit ki toog di muñ loolu. je peux te donner d'autres exemples yoo xam ne ñu nekk ci yàlla féetee ginnaaw ay jigéen ma leen di ñaanal yàlla ku nekk ci cas boobu ñoom ñëpp góor ak jigéen yal na leen fa yàlla génnee. y a des femmes qui souffrent en prison qui sont torturées par leur mari et la société Sénégal des fois mooy dugal ñooñu ñuy def genre affaire yooyu sa jabar yàlla def ñu làq ko caabi yi yow tu n'as rien à faire lu dul nga war ko supporter de bout en bout nga dem takkal ko ñaareel tandis qu'il est en prison. loolu moom ñaaw na. mu am jigéen yoo xam ne ñu ngi subir loolu physiquement ñu ngi souffrir
souffrir souffrance boo xam ne Safia. ñu ngi gaañu ci kaso bi te kenn xamul lu leen rey parce que nit góor moo leen teg loolu. waaw loolu moom ñaaw na moom. yu ñaaw yi bu fekkee dañu nar a toog fii di énumérer. duñ fi jógee. duñ fi mën a jóg te la preuve mooy bu fekkee yenn dëkk yi justice soit faite et au passage ñi nga xam ne dañu faat seeni ay doom ku ci mel ni Véronique Agossa mi sama xarit bu baax ñu faat doomam Aïssatou mu am ay nit ñoo xam ne ñu ngi combattre loolu pour mu jóge ci àdduna mais je ne peux pas concevoir qu'au Sénégal ñu toog ci ay plateau nit di défendre ne non crime bi waroon na amul warul amul bu fekkee Safia tu es une femme. loolu moom mara détaillé. nga dem sa jëkkër bari na fi da ngay gis femme boo xam ne day nekk këram jëkkëram dem jëfandikoo ay affaire di koy abuse sexuellement. affaire. jëfandikoo affaire bu ñëwee li muy njëkk xool maanaam lan sexuel. di koy abuser sexuellement. mu dem par exemple drogué wu ñëw violé ko. waxal nu kii ko. dama ne. waaw am na ay góor yoo xam ne. waaw dañuy jëfandikoo soit drogue. waaw soit ñu dem jëfandikoo sàngara. waaw ñibbi ci seen kër. waaw. même bi ñuy dem. tàgguñu sax ne ko ñu ngi dem defi lool. di abuser seen jabar sexuellement. abuser mooy lan. mu am. abuser xam nga mooy lan. waaw. mooy nga sa jabar ñëw yow nga dem mel ni nga mel. waaw nga ñëw fekk ko ci lal bi. waaw nga ne il faut que nga sëy ak moom di jaral na nga rey ko wala nga def ko loo xam ne di sëy ak moom. mu am ñoo xam ne diine sa jabar daf la lew noo munti mel fii ci Sénégal war na la accepter muy lu ñaaw su ma ko déggee. léegi maanaam dem nga ñëw soxla sa soxna. non père man fi may waxee dafa élevé nga ñëw soxna sa soxna. soyons clairs. waaw dama ne y a des femmes. dem nga ñëw qui meurent lucido. da nga dem génn. waaw bari na fi ay femmes yuy subir affaire boobu. waaw nga mel nu la neex. waaw tu rentres xamoo sax fan la sa caabi féetee. waaw yow li ngay njëkk a xalaat. waaw mooy si tu viens. waaw tu dois avoir ta femme abuser ko. buñ ma taxaw fii di ne dañu nekk sa jabar. waxtu boo ko soxlaa. waaw da nga ko war a jël. waaw am na loo xam ne. waaw tant que sénégalais yi ñu ngi koy cultiver fii ñun. mooy lan ñu koy wax. dina ay sa jabar waxtu boo ko soxlaa da nga ko war a jël. fekk yow yaa ngi koy abuse sexuellement nit ñi di koy waaraate di wax lii ak lii. on va pas wax lan may ma père. ban waaraate kat moo wax lan. maa toog am ku ne. waaw noo mun a mel ci àdduna. waaw waxtu boo soxlaa sa jabar. da nga ko war a jox. waaw loolu dëgg la. sama yëf. kon sa yëf la. waaw waxtu boo ko soxlaa noo munti mel moom. c'est moom. animal la dafa naan ko xam nga sama yëf. non lew na ma man li may wax dafa am sens. parce que je sais que. y a des man parce que je sais que. mënu leen a tax ma ragal waaw mais du ma daw ginnaaw bul daw mënu leen ma menacé mënu leen maa xool ba tax ma dellu ginnaaw sama jabar mu lew ma. xam nga genre affaire yi may wax nii man. waaw y a des femmes yoo xam ne ñu ngi toog seen lal di jooy. di koy dund di koy souffrir. li ngay wax xaw ma xam nga lu tax loolu. man xaw ma ko parce que. y a des gens de prêcheurs yu toog di wax yenn affaire nit ñi di koy dégg et je crois que ça war nañ ko xoolaat. man de xaw ma kii donc gis nga boo nekkee ci dëkk. sama soxna. pour terminer jox ñi wax. waaw ma soxla ko. dëkk et je lance ce défi à quiconque respecté wuñu xale. et je déplore. loolu maa violence bi nga xam ne on a vu ça li xew kooku yi à propos de ce kooku li mu doon def xale yooyu je déplore ça certes. L'État a des responsabilités mais l'irresponsabilité des parents tamit war nañ ci wax ci loolu ñaara ngi nii dëkk bu ñu respecté wul jigéen dëkk bu ñu joxul jigéen cër dëkk bu ñu respecté wul xale dëkk boobu du mus a avancer ci këru àdduna on va toujours reculer même si on voyait du pétrole devant chez toi devant chez père devant chez moi li ma wax nañ ci bàyyi xel. mais fii kenn respecté wu fi jigéen. on reste c'est loin d'être le cas. ban cas nga gis. parce que y a trop de masla au Sénégal. li benn ak li papa wax. waaw man daal macha allah li benn wax man ànd naa seex moom ndaxte jigéen dañ ko war a jox cëram jigéen dañ ko war a jox gëddaam surtout dañuy toog ne jigéen muñal muñ booy muñ si lan ngay muñ tey jii comme ni mu ko waxee nii yaa ngi muñal góor goo xam ne par exemple dafa am lu muy jël bis bu amee lu mu jël ba li mu jël yàq ka sa kaw la jëm voilà boobu nag nit yi war ko xoolaat waaw ndaxte jigéen ñi fuñ toll nii sonn nañu sonn goo xam ne. tey ji boo dawee dem sa kër yaay par exemple da ngay bëgg a waxtaan ak sa yaay sax nga wax ko yow li ngay dund au lieu mu jàppale la toog waxtaan ak yow xam nga conseiller la bu ba nga ubbi sa xol ci moom nga ne ko man kat yaay li yeex lii mais dalatul mañ demal nga dellu xanaa gisoo sa kër gi ni mu mel xanaa gisoo sa jëkkër ji
sa dépense dafa manqué sa lii dafa manqué fekk yow yaa ngi dund loo xam ne yow yaa ngi ko bëggoon a wax mais moom mayu la foo toogee pour wax ak loolu sa yaay xale yu bëri nag ñi ngi dund loolu surtout jeunes mariés yi jeunes mariés yi dañ leen war a jàppale yenn saa yi dañuy bëgg a wax ak yow mais kenn ubbi leen bunt man su ma doon sama sago tey dinañ def ay kër yoo xam ne dinañ ko suuxat di fa woo xale yi doog a sëy surtout ndax te xoolal mariage boo xool léegi 1 an bu yàggee ba yàgg 5 ans ñu ne la mariage ba tas na. lan moo koy tas. yenn yi dina jóge ci goro yi dina jóge si njëkke yi yenn yi xale bi moo dul am expérience su sëy xale bu jigéen du am expérience su sëy ba pare du mag bu nekk ci wetam naan ko defee nii wala nii ba tax ay moroomam mën na noo taxaw naan ko looy wut ci waa ji ndax képp koo gis mu takk jabar su ko am na ay xarit yu taxaw ci wetam ne ko looy doy kii wala loo koy wut doon yi dem ba mu neex rek jigéen ñu bari ñu toog dégg na lu looy wut ci waa ji ñu dem ba mujj mu neex ñu participer daal toog waaye jigéen ñu bari dégg na loolu looy wut ci kii mais père jigéen bu bëggee ay mbokk wax ko wala ay xaritam mais jigéen bu bëggee xoolal loolu yëpp xoolal jigéen bu bëggee loolu yëpp xool nga jigéen du tricher dama xam ma ne jigéen du tricher jigéen gis nga góor moo mën a nekk ak yow di la nëbbu boppam am si lu mu bëgg si yow di la nax mais góor jigéen moom bu bëggee jigéen bu bëri jaral na ko mu génn seen kër jaral na ko mu xuloo waa këram ndax bëgg la jigéen du tricher non lu mu bëgg ceew rek jigéen bëggul kenn jigéen bu bëggee rek bëgg na mais góor yi ñoo mën a tromper nit ñi te léegi xale yi sëy la ñu war a jàppale man fi may waxee mooy xale yi sëy yi doog a sëy ñooñu la ñu war a jàppale di leen déglu surtout di leen déglu di leen accompagner loolu la wax nga ànd ci ak ñoom loolu la wax nga ànd ci ak ñoom déedéet bu dee ngay seet di nga xam ne moo logique nga ànd seeg ñoom mais doo jékki-jékki ñoom lu ñu la wax rek nga ànd seeg ñoom mais xale yi fu ñu toll dañ leen war a jàppale mais xoolal sëy yi tas léegi lii catastrophe la Sénégal négal ba ñii ñëw négal ba ñii ñëw ñii ñan lañ ñi ngi nii mais ñi ngi ñëw mais ñii lañ war a jàppale jigéen ñi si boppam man xale yi laay jeune fille yi sëy léegi ñu buntu xatal leen seen sëy sonal leen commencé ci yenn saay ci njëkke yi benn ñuy waxati ñu dem ci goro yi yenn saay di nga gis koo xam dina bëgg a sëy mais ñooy jàpp jëkku góor gi xam nga góor ñi moom dafa bari benn nopp góor ñi ci boppam ñoo bari benn nopp yenn saay di nga gis sa jëkkër bëgg ko sa jabar gis lépp li sëkki yi nekk si yow jigéen dañ koy muñ jigéen ñaa ngi muñ lépp ci biir sëy yi ñu ngi gis seen jëkkër ñu mel naka sudul noonu duñ ko waxee fenn mais góor ci boppam dafa am góor ñoo xam ne seen place xol xeer a fa nekk xaw ma weñ père nañ waxante dëgg xale yi bëgg nañ sëy dañ leen jàppalewul nañ jàppale suñu doom yii baleen nag ñu am ouverture ak ñoom ñu ñëw di waxtaan ak ñun waaw ñu leen di ubbi ñuy wax ak ñun mais bàyyi jël sa doom ñu takk ko ana tey ana suba dem nañ jëli seen appartement mais appartement boobu lu ne mën na faa xaj nag lu ne mën na faa xaj man fi may waxee mooy nañu encadré xale yi jigéen ñi xale yi doog a sëy nañ leen encadré jeune fille yii nañ leen encadré bëgg nañoo sëy ndax ñooy dem uddi seen jëkkër en général indi ko bu ñëwee yow jàpp si nañ si jàpp man foofu laay waxee. kan nan kay du ma jàpp ci koo ma indil. déet loolu moom. yow yaa ne ñooy dem wuti seen jëkkër indi ko. léeg-léeg mu indil la ko bëggut. waaw jamono jooju nañ lekk léegi. waaw yow ñi ngi ñëw waaw ñi ngi ñëw. ñi ngi ñëw déglu leen ko bu baax. mooy ne wuti biir boobu yow rek yaa leen mën a jàppale balaa muy ànd ak waa ji di dem di def naka sudul noonu yow mi parents yi nga toog accompagner leen muy jëkkëram muy jabaram. dañ nañu bàyyi xale sëy waaw loolu lay wax dañ bàyyi xale ñu sëy dañ bàyyi xale ñu sëy en fait man li may njëkk wax mooy d'abord ménage dafay bokk ci société sénégalaise day concerner ñu bëri en même temps damay arrêté wu d'abord ci l'homme mooy ki nga xamante ni moom mooy takk jabaram waxoon naa ko fii benn émission dama koy répété waat du jigéen kese la ñu war a yab buy sëyi parce que major y a beaucoup d'hommes yoo xamante ni ñi ngi ci société bi ñoo xamante ni xamuñu nu ñu yoree jabar wala sax dañ leen di won ne noo mel rek mën nga am soxna et je ne suis pas d'accord mooy ne da ngay màgg nekk góor màgg ñu ne la boo tollee ci takk soxna mën nga takk soxna ma ne ba tey d'accord naa mais du noo mel mën a am jabar na ngay xoolee demee di xool jigéen bi ndax ku baax la ba nga war a mën a dugg ci famille seek moom yaakaar naa ne noonu nga wax xamee tamit ku góor ki ndax ay jikkoom remplir na ndax pour mu mët la kilifa wala mët la jëkkër parce que je pense que loolu moo indi lii nii yëpp bu fekkoon dañ leen di yab ñoom góor ñi ni ñuy yabee jigéen ñi et je pense que ca biir jumaa yeeg fa ñuy mayee boobu bu fa góor yi doon toog lu bëri dina dañ ndax dinañ leen wax nan nga war a yoree sa soxna gëmuma ne am na benn waajur bu yëkkati doomam yar la ba nga màgg nga yor sa doom bu jigéen di dem ak moom di yéeg di wàcc yar ko def ci moom jikko yi nga war a def ci moom mu sëy ñu lay delloo kooram wala ñu la koy delloo ay nàcc je pense que amul benn parent bu ko mérité d'abord
yarin bi sa doom bu góor boo ko taataanee te jigéen dañ koy valoriser jigéen dañ koy def nii mu màgg dem ci jàkk ja war a takk jabar ñu ne ko jigéen nii nga koy def bu yoree soxnaam dina xam nu mu koy téye mais société boo xamante ni da ngay yor doom bu góor mu yor dooleem nekk mboxambaane nu mu toll nga gëmloo ko ne boo ci tollee war nga mën a takk boo mënul sax ma takkal la mu am jabar demul ca jumaa ja day toog xaar nag ñu indil ko soxnaam kooku yaakaar naa ne du xam nan la war a valoriser jigéen war a mu téye ko nga dem ci côté ku jigéen ki ku góor ki avant mu lay takk dalay nan lañ koy waxee labat dalay labat tout à fait mu lay labat ca biir labat ba saaga la ndey nga reetaan ñu dem tuuti mu ñëw seet si la gis la ak beneen góor nga taxaw ci angle koñ beegu mu ne la tell pes nga bàyyi mu jàll nga dem sëy mu yan la kuur nga ne da ngay jooy alors que am na loo xam ne boo ko limité woon ca génn ga ne ko man duñ ma dóor man duñ ma saaga wala boog je prône la communication su ma defee dara woo ma nga yedd ma ñu waxtaan moo gën yu conséquences yu bëri du ci am justifié wu ma góor bu dóor jigéen mais am na lu bëri loo xamante ni ci labat bi soo ko wanoon ku góor gi ni ko man kenn du ma laal foweewu ma ko waxeewu ma ko bu nekk bu xàccee balaa moo egg si xelam dina daw mais am na ñoo xamante ni dañoo surtout sax société bi ñu ne dañoo nangul góor loo wax ñu ne la muñal sëyal wax nañ ko ça ne sera que répétition mooy ne muñ boobu dafa am ci angle yu ñu ko tegoon ca biir sëy nga dem dugg jëpp ba sa biir kër day fois goro di dóor njëkk di dóor ñëpp di dóor ñu ne la rek sëyal di nga ci jur ay waliw lan nga ciy jiw jur lu dul ay doom yu patak làgge ndax grossesse bu metti accoucher nampal ci naqar en fait parfois dañuy def yoo xamante ni suite logique amu ci bu fekkoon muñ yeen ciy wax yépp tey dëkk bi boo duggee ci suñu kër famille diine yi ngay gis nit ñu baax ñi bokk ci mais tey société bi xool leen société bi ñu ne chaque jour ñu def thème ci problème yu bees yu am te ñan la pourtant ñooñu tey ñuy muñloo seen biir sëy ñooy jur xale yooyu donc y a un problème donc sëy yooyu ñuy muñloo nit ñi war nañ ko defaraat muñ amatu fa wàll parce que nit ñi muñ amatu fa wàll parce que nit ñi ni ñuy doxalee moo tax ma creuser waat aller plus loin su ma jógee ci jëkkër ji dem ci jabar je vais aller vers les parents da ngay maye sa doom di ko muñ loo parfois ngir ñaari mbir benn bi ce que pense la société ñaareel bi parfois ngir alal suñ ne ce que pense la société mooy yow sa doom day daw si ci yow am lu ko metti yow yaa ngi xool voisin suñu famille musuñoo fay démb lañ ko maye démb lañ ko maye mu ñibbi si tey mais sa bonheuru doom ak sa bien-être doom moo gën foofu ce que la société pense ndax ka nga xam ne ma ngi lay juger yaay booy ma ngay toog amaana xëy na di def lu ko gën a grave wala di doomam mu koy pousse ca la mu bëgg wala muy couver doomam ndax société lañ boo xam ne làq doom dóor doom la ak làq doom xas doomi jàmbur donc boo xamee loolu bu sa doom dawee ñëw si yow déglu ko xamal ko góor ki ne mayoo ko jabar pour mu koy dóor bu ñëwee ci yow xamal ko ne lii de muñ la mais muñ bi fii la war a mën a yem waxuñu la bu mu dellu ci sëyam mais à une seule condition ka nga koy delloo xam valeur u sa doom non man sa fi nga nekk noonu li mu ci gën a intéressant c'est boo nekkee ci sëy quand tu penses à divorcer c'est parce qu'il y a un problème parce que mënuma comprendre ñaari nit di sëy jékki-jékki ko ku góor ki ne day divorcer te y a pas de problème donc ki dem na ba xalaat divorce c'est parce qu'il y a un problème problème boobu nag il faut le résoudre balaa mais nag Sénégal du ñu résoudre dañ naan waaye demal muñ wala ñu ñëw nëppal affaire bi après ça passe li ngay muñ noonu suba mën na laa rey moom laa la wax moo wax laa la ko nee naa la problème bi li ci ëpp mooy ce que la société pense bu fekkoon tey ku ci war a tas xam nga ne lii farluwuñ ko du lu ñuy prôné du lu ñuy wax sëy leen tas leen suuf mais bu ñu gisee koo xam ne souffrir na ñu jël ko couver ko làq ko lu bëri du am du ñu dem ba egg foo xamante ne ki day dóor ba rey bu demee ba am fit bi rek mooy xam na ne xale bu jigéen bi parfois bu demee dañ koy dellu pour ma terminer wax naa alal da ngay maye sa doom jiital alal bi di xool alal bi da ngay dem ba sa doom sax nekk objet parce que jëkkër ji mi ngi koy may lii mi ngi koy may lee mi ngi koy may lu ne yow ngay xool rek alal ji ba xëy ñu indil la sa doom ni la faatu na wala ñu indil la sa doom ni la gaañu na donc ñi nga xam ne dañ leen di dugal ci sëy ngir alalu àdduna na parents yi xoolaat tuuti seen bopp parce que doom moo ëpp sax oto bi ñu la may ëpp la kër ëpp la leneen ma terminer ci les enfants beneen raison bi ñuy muñ loo jigéen njaboot a tax mais am nañu doom yu bari yoo xamante ni tey la ñu nekk ci àdduna wala ëmb xol bu ñu màggaalee li seen yaay muñ seen kër baay a tax ndax toog nañ di dégg seen papa di dóor seen yaay pourtant xale boobu am ci lu ko metti ba màgg parfois yaakaar ne loolu mooy yoon
wala xale bi génn ci biti nekk beneen nit te pourtant xale boobu nga doon muñ loo yaayam ngir mu baax donc dama bëgg ne ñi ci ëpp di muñ ngir njaboot boobu conséquences yu négatif lay ëpp gën a am ndax bu doon sago ku ne mën naa waat ne doo dégg sa yaay di yuuxu di jooy donc conséquence leneen la ñuy am comme conséquence que di am ay njaboot yoo xam ne dañuy barkeel comme on dit na nit ñi xoolaat un peu conditions yi nit ñi di marié woo lii liyee ku góor ki ak ku jigéen ki te ñu dawal yërmande bu baax a baax diggante jëkkër yi ak jabar yi. je pense que loolu c'est important nañu laamu téléphone bi laataa may ñëwaat ci Papa 88 628 89 90 00 221 33 841 20 69 allo salaamaaleykum. allo. waaw maaleykum salaam soxna si na nga def. maa ngi sant bu baax sëñ bi maa ngi sant bu baax. ayca ñu jël keneen 88 628 89 90 allo allo ayca papa. man de gisuma lu ma jaral dellu ginnaaw ci këru adduna dellu ginnaaw wala nit xupp ma daw wala dëgg teew ma am lu ma cay seet loo xam ne fu dëgg taxawee rek j'attends à tout fu dëgg taxawee dinaa ko wax di xaar lu ma ci fekk rek muy noonu lu yàlla indi ak yonent bi ak sëñ Touba ma encaissé ko te xam ne noonu la demee dégg ngeen version yi ku nekk wax na dégg ngeen li la wax. bu ne si nee na en aucun cas su ñëwee war nga koo mën a téye entretenir ko teg ko ci yoon ndax moom mooy dem sa doom moo dem moo gis moo indi ki mu bëgg. loolu la wax sànq. moo indi waaw kooku ci fànn la moom moo dem moo indi dafa am ku indi ak ku nu ko indil man la ma la indil man maa ko tànn maa ko seet ba xam ku ma indil la ko te nee na ku tànn ko am na looy wàcc loo gis nag ci àdduna muy aw jiwu muy jigéen muy alal muy lu mu doon ku tànn ku nekk am nga loo wàcc ku tànn ku nekk faaw di nga am loo wàcc fànn woowu mu wax dëgg la am nañ ay dóor ñoo leen fay jëlee dóor yu dëkk duma ko nangoo goromle ak benn doomu aadama su dee maa la may jabar su ma la may lu jabar nag rayal sama yoon nekku ci doo ma fa gis man ki ma la tànnal ba dugal la fa defe naa su la laalee di dina demee neneen nu mu foogut ndax gënumaa gudd blonk waaye ki nga xam ne dafa taxaw jóg dem dugg ci góor goo xam ne moom moo ko wutal boppam te xamul jikkoom gis na taar ba wala gis na taxawaay ba jekk na wala gis na mu mel neneen xamul day doroge xamul day sàcc xamul day dugg ci lu mu war a dugg xamul day def lu mu war a def raar sax neneen jafe na góor nekk ci lëf te jabaram xamu ko déedéet góor gi sàcc gu ne jabaram dina xam ne ab sàcc la déggoon naan jigéen dëgg day nuppee nuppi mandoo mandu ba mel ne jabari sàcc xam nga su dee waaw su dee waxtaanandoo bis bu nekk nu yeew jëkkëram dëgg la fi may waxee nag wax de dafa sori daa dëgg la de jigéen dëgg day mandu ba mel ne jabari sàcc te aw làmmiñam néew ay xarit gàtt ab tànk soo fi gis naa nu fase jabar ak oto gis naa nu wàcc jabar ak villa bu rafetal gis naa nu wàcc jabar ju yor ay millions ju ko yor lépp à sa disposition mu xëy nu wàcc ko waaye jabar ak jàmm jabar ak nangu jabar ak muñ jabar ak dégg jabar ak gàtt tànk jabar ak néew njàmbat jabar ak jafeñ ci bëti doomu aadama yi kooku mësumaa gis ku ko wàcc ci këru àdduna mësumaa gis ku ko wàcc kooku moom yéen a ngi ñëw yéen lay xaar donc mën nañ ne set yooyu nga lim jigéen bu ko làmboo amaana sa sëy day neex du ci am man kat ñemeetuma wax ndax fii kenn àndut ak man Safi man daal nii laa yaakaar xaaral mu tontu ma ci li ma ko laaj c'est-à-dire set yi nga lim amaana jigéen bu ko am duñ la dóor ba ray la ci fekk jabar ak tànk bu gàtt jabar ak néew njàmbat jabar ak nangu jabar ak toog jabar ak muñ jabar loolu kii loolu bu dee musuma gis ku nu ne ma bokk nu ne lu tax nu wàcc ko nu ne daa biir ba nu wàcc ko wala daa baax ba nu wàcc ko wala daa yaru ba nu wàcc ko wala daa yaatu ba nu wàcc ko
wala daa mën a joxe aw ñam ban wàcc ko wala daa fonk ay njëkk jigéenam ban wàcc ko dugg leen. ngeen àtte ma ak ñii. xam nga dugg leen. am na loo xam ne Safia man damay wax. soo duggee nag ci woyu wuy dóor di ëlbati ko ak di soppeeku. di naan ak di jël loo xam ne loolu sama yoon. d'accord Safia loolu sama yoon nekku ci. xam nga Sénégal am na loo xam ne. daf fi am sama yoon nekku loo xam ne dafa metti abuse boo xam ne góor yi ñu ngi koy def jigéen yi moo di lan. di nga gis jigéen fayeku salaire am salaire laa la wax jëkkër ji ne ko tegal fii du si lekk dara yanaa daf xoolal jigéen góor bi ne ko tegal fii góor gu bon mu jël salaire bi def si lim si def parce que xale bi du ñem a wax góor gu bon gis nga góoru Sénégal dafa am loo xam ne ñun ñëpp ñu si ëpp mbokk ñi ma ko sañ a wax dañu ko mooñaale góor gu bon guy dundee alalu gi jigéen xam nga lan lañ ñu mooñaale ñun ñu si ëpp ñun bu ñuy labat on est les meilleurs au monde bu ñuy labat ñun ñoo bu ñu tegoon ko ñun sénégalais yi ñooy jël labat on accepte tout ba mu neex ñu takk mais bu ñu xësee ba takk mooy beneen condition bi nga xam ne la ñuy munaat mooy bu ñu demee ba ñu ne la dañ lay fase gis nga góor bu demee ba jigéen bi ne ko xam nga lan la jeex na foofu day mel ni day labataat day dawaat ci ginnaaw loo xam ne day labataat ñun ñaar yooyu ñuy labat aay nañ si suñu demee ba nag ba ñu nañu jeex na fii nga xam ne ñoo aay wala bu demee ba defaruwaat mu romb ko te li si malheureux mooy guerre mondiale loolu égo la. te li si malheureux mais loolu moo am si société bi égo la. l'autre fait mooy sa doom ñu koy takk nga ne góor bi koy takk mooy seen genre terme yi ay yaxam laa la laaj man sama yaxu doom di nga ma ko laaj. yaxam ñoom suñu waxee ay yaxam laa laaj c'est par rapport ak ñu sëy ba moom laa lay ma ne waaw ñu sëy ba léegi ñu sëy ba kii ba dee tàqali léegi ñu sëy ba dee tàqali moo tax ma ne la suñu société Safia des fois ñun góor ñaa dañuy mélanger wu père toog na fii ne jigéen mooy yar jigéen mooy yar waaw mooy yar ci kër gi waaw mooy yar ci kër gi waaw léegi jigéen boobu di yar dafa am xel day xalaat waaw léegi pourquoi ñu ne ay weenam dafa sëgg wala jigéen motul mooy léeg-léeg mu réaction non non attends dëgg la wala dëgg ay compatibilité d'humeur bàyyi ma yegg lii la Sénégal moom laa leen di wax mais xam nga nit ki il n'est pas sportif day wax te du nangu ma tontu kon ndax man ay argument défendant laa koy indi xam nga defal naa xam lan moo tax nu ne jigéen ay weenam dafa sëgg non léeg-léeg mu def jëye ju rëy boo paree joo xam ne loxo day dal gémmiñ ba doon naan li lan la nu ne jigéen la am xelam dafa sëgg waaw jàppewuñu ko important doon koy tollee jàppewuñu ko noonu doon koy tollee jàppewuñu ko noonu léeg-léeg mu surprendre ko père ci lu rëy loo xam ne père bakkan mën na faa tëdd wala mu dóor bal Safia nga daw ci sa yaay mu ne la déet noppil bàyyi bu mu jóg pourtant da nga wax ba pare man dama la laajoon rek da nga wax ba pare bàyyi ma lu tax mu daan ne déedéet bàyyi jigéen xel ma daa sëgg jigéen xel ba daa sëgg d'accord wuy ma gis nga wax yooyu nu surprendre ko xoolal yi muy wax nii waaw nit ñi xalaatewuñu ko noonu d'accord yaa may dégg waaw parce que bu fekkee Safia ki nga xam ne foo toog dañ lay ne non jigéen bi oppression foofu la commencé non warul liggéey kooku abuse la jigéen warul liggéey dafa war a ci kër gi de dafa affaire da ngay xaar nag ñu wax jigéen warul liggéey gis nga Sénégal y a des termes yoo xam ne billahi wala tant que mi ngi fi ñu koy appliquer lii dinañ ko wax di koy wax ba sañu doom yi màgg bay waaj a dee ñu koy waxaat parce que am na loo xam ne Safia c'est important il faut que ça change jigéen xel bi motul jigéen motul motul mooy jigéen xam nga est-ce que xam motul moo xam nañu lan mooy motul ba pare motul ñi koy wax ëlbatiku ne jigéen moo war a yar man ku motul dina yar sama doom. waaw yaa des ci kër gi. loolu maanaam kooku waxee na fan la ko parce que mooy esclave bi moo war a des ci kër gi moo war a toog moom daal donc est-ce que gis ngeen version bi may waxee wala comprendre leen fi may waxee. c'est vrai on te comprend parfaitement. donc au Sénégal il faut que ñu toog ñun lu leen dafa mel ni. ci contexte ñun société bi ci contexte bi. lu ñu arrangé rek la ñuy teg pour nga xam ne mooy jëmale réew kan. mais Ben pour man fi ñu toll instant bi nii. Ben maa ngi ñëw ci yow laa jóge léegi. ci yow laa jóge. ñoo bokk genn kàddu. serveur bu amee ñu fi nekk ngeen wax ñu jël leen mais dañu toll Sénégal foo xam ne
prôné wuñu bu baax pour la communication entre monsieur et madame c'est-à-dire dafay dem ba li nga day am benn barrage mos dañ ko fee waxtaan c'est-à-dire ba xam am na limite entre monsieur et madame par rapport ak communication par rapport ak sa jabar lu muy dund ak sa jëkkër incompatibilité d'humeur day am ci ñaari nit am na ñaari nit yoo xam ne mënuñoo dem mënuñu ànd parce que ni ñu mel la ku nekk am na noo mel am na ñoo xam ne bu ñu meree dañuy saaga am na ñoo xam ne boo meree dañuy dóor am na ñoo xam ne yarewuñu leen loolu suñu déggee ku sax dañuy tiit amaana ku saaga bay dóor donc y a un souci il faut que les gens communiquent mais communication bi aussi day commencer ci labat ba c'est important mais y a un souci aussi encore quand tu dis que Sénégal góor yi bu ñuy labat c'est-à-dire neneen la ñuy mel du ñu andi seen jikko non dañuy baax ba nga foog kii boo séeg moom da ngay séeg ki nga xam ne moo gën ci góor yi léegi nag boo séyee 1 an 2 ans jikko bi nga xam ne mooy jikkoom réel su ñëwee muy góor di jigéen parce que c'est valable pour tout le monde boobu rek da ngay commencer am lu wàññeeku lu bëri ci yow et là problème yi dañuy commencer voilà Safia da nga ni nga ko fa tekkee sax dafa neex et là bu amee mu des beneen cas au Sénégal yéen jigéen yi sëyu leen pour seen jëkkër de on vous impose pour ngeen sëy tamit waaw ñenn ñi waaw dañ leen koy imposer je suis tout à fait d'accord bu fekkee da nga bëgg nit ki ay parents war nañ ci ànd tout à fait mais am na jigéen yoo xam ne sëyi nañu seen kër parents seen jëkkër parent ku góor ki seen jëkkër day génn taxaw daggal ko wax ko lu ko neex gis nga bu fayoo mais c'est la réalité famille bi yëpp ay dal ci kawam dóor ko ba mu tëdd et kooku c'est des cas de violence yoo xam ne mi ngi fii Sénégal bari fi les femmes en souffrent te kenn du ci wax donc moo tax ma ne il faut que ñu changer terme ni nga xam ne moom la ñuy waxee Sénégal pour ñu respecter pour ñu jox cër yenn jigéen yi nga xam ne ñu ngi souffrir parce que y a trop de souffrance l'autre fait jigéen ñi tamit benn non may ma yegg jigéen ñi tamit benn attends jigéen ñi tamit benn il faut qu'on soit d'accord ci benn affaire c'est-à-dire seen wax tamit neexul ba pare seddul naka c'est-à-dire am na ci jigéen yoo xam ne du ñu tiimee seen borom kër am na yenn wax yoo xam ne bu la ko waxee da nga ko war a muñ non da ngay bëgg a xar suuf dugg si da ngay bëgg muñ man li ma gën a xam en tant que góor man du dara duñ la jox respect ba pare fi ñu la koy waxee des fois Safia mooy loolu Safia y a des gens comme ça boo jëlee 80 jigéenu Sénégal 80 laa la wax peut-être ay 30 yi nga siy génnee ñoo mel noonu la plupart du temps ñun góor ñi ñun ñooy jàpp sañu jabar di dóor ba pare sañu doom nekk fa yow yaay nga ne sa doom sa yoon nekk noppil dawal làqatu y a beaucoup d'enfants yu bokk ci abus boobu d'accord dinañ ñëwaat ci yow benn pour man je voulais juste ajouter un truc concernant communication bi nga wax tout à l'heure tu as posé une question très importante loo xam te ni tey problème mu couple yi am yépp loolu moo ko indi mais lan moo tax c'est parce que kii communiquer mooy ki ñuy déglu bu fekkee ne ca kër ga da ngay dugg société nga dugg ci kër ñu ne la fii maa fi sol tubéy bi sama kër la maa fi joxe dépense maay décider maay wax te nga sekk àdduna ak koo xamante ni ñaar ngeen am njaboot soo amee lu ko naqari doo ko déglu c'est-à-dire limite ku jigéen ki ci kër gi dafa nekk rek pour jur ak sàmm te ku nekkul dans de bonnes conditions munoo sàmm j'ai l'habitude de le dire boo xiifee am na loo xamante ni tey da ngay gis waajur boo xamante ni jigéen sañ na xiif jox njabootam mu lekk toog mais tey bu am na condition yoo xamante ni boo ci nekkee da ngay jug sax dem uti ji yow ndax sa borom kër loxoom jotul ginnaaw kooku ban temps lay am pour yar njabootam soo ñibbisee parfois sax añ bi naaje wala dara non seulement yaay dem uti ji dépense mais boo ñëwee añ bi naaje woon tey mu fàtte ne la muy lekk tey ci sa poche la jóge te bu fekkee day joxe dépense wala dafa nekk kilifa ci këram du déglu jabaram parce que dañ leen gëmloo rek ne jigéen doo ko déglu te da ngay gis exemple yi ñuy joxe yépp ñu baax ñi fi nekk ñëpp buñ dul woon communiquer ak seeni soxna ñi ñuy jël comme référence mais yaakaar naa ne kon li ñu am comme information ci jigéen ni muy sëy yëpp duñ ko am tey boo jëlee ñu baax ñi fi aw ñëpp ba ci yonent bi dafa amoon sens de l'écoute ku ne da la doon déglu te fii limal ma ay borom kër yoo xamante ni dinañ toog déglu seen soxna ba xam au fond lan moo leen naqari di ci jéem a kii sànq moom laa doon wax et c'est important man père question boobu yaa ko moom da nga lim juróom-ñaari jikko yu nekk jigéen bëggoon naa nga limal ma juróom-ñaari jikko yu nekk ci góor ngir nga am borom kër gu baax
téléspectateurs yi jëriñoo ko. d'accord dinañ ñëw ci père léegi mu limal ñu jikko yooyu nga bëgg en attendant ñu joxaat taastu moom itamit mu ñëw en attendant mën nañu làmbaat serveur bi si possible parce que gars yi ñu ngi kaas parce que ñu ngi dugg mooy loolu 88 628 89 90 salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi noo def. ñu ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah ñu ngi jéggalu ñu ngi lay bàyyi nga joxe sa xalaat ci gis-gisu tay bi. waaw émission am na solo. merci. di nekk na maa ngi mën 200% faire. yow laa àndal. ku baax man ngay àndal. léegi. barka borom Tuubaa ku baax man ngay àndal man. maanaam. waaw. dama bëggoon li muy waxee problème dugg mooy ñu àndee ci diine. waaw comme ñun ay jullit la. maanaam problème yi benn wax. benn bu far lu fan yële père dani du bàyyi soxnaam di liggéeyee ci baar. moom mu ne baar dara nekku ci. te jëfandikoo loolu ci doy soxnaam ci baar lu jigéen. léegi benn moom wala day wax di fàtte. xam nga bu dee ñun diine li ñuy jàngal. sa doom boo ko yaree ci diine. mu gisaat doomu jàmbur bu ñu yar ci diine. bu ñu àndee di sëy problème du am. waaye ñu yàlla si ñu ma ko sañ a wax dañoo jël fee ba pare ndaare saf na. waaw. mooy li ma waxoon rek nit day nangoo liggéey ñu ne ko ci américain. duñ ko nangoo ne liggéey. ku nangoo topp borom këram. ñu ne ko da ngaa ñàkk fula. waaw. ku topp soxnaam. ñëw fekk sa doom ne ñiir dafaru nga yor kenn ñu ne ko yi daa yombal. fekk sëy bi daa benn yërmande ci waram ci diggante bi. la ilaha illallah. waaw waaye nag nii suñu diine nii lay sëyee. waaye nii benn waxee ak ndaw soosu. maanaam suñu bopp ñoom ñëpp rek ñoom ñëpp waaw il parle du même langage. waaw. benn wuyul. benn mu ngi lay dégg. bon waa wuyul kii. bëri daa muuma ci saa si dama tàyyi 88 628 89 90 émission bi. nangul dégg salaamaaleykum yaay maa ngi ñëw damay jël serveur bi damay jël serveur mais nee naa leen su ubbee téléphone rek carte gi. du yoon barka borom Tuubaa barka. salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi noo def. du ma la ko wax moom Safia. pardon. du ma la wax nu ma def. maa ngi jégalu. Aïcha wax ñu sa xalaat ci thème bi. waaw dañ ñu koy sotti ba pare kay. mu ne. Aïcha dem na ñu jël keneen 88 628 89 90 salaamaaleykum. allo. soxna si noo def wàññil sa télé nga jox ñu sa gis-gis ci thème bi. waaw maa ngi ziar bu baax a baax. alhamdulilah. waaw man bëgguñu jàmm damay intervenir. xamaa Père Ngoné moom tey moom fu ma duma ànd ak moom. tey da ngay ànd ak moom de ah. non duma ànd. doo ànd ak Père. déedéet. Aïcha donc ñu ngi lay déglu arrangé wu ko. xam nga Sénégal. arrangé wu ko li may wax. Sénégal moom. allo. waaw yow rek la ñuy déglu soxna si. dama ne góor ñi dañuy jël li leen neex ci diine bi. ñu daal di koy teg kanam rek. dëgg la. man am naa sœur boo xam ne du déglu waaraatu Sénégal. ndaxte góor ñi ñoom leen arrangé ci diine bi rek la ñuy wax. li leen ci dérange ñu teg ko fële. waaye bu fekkoon góor ñu topp na li leen wax ci diine yëpp li Rasulullah sallallahu alayhi wasallam doon def. ak ay soxnaam. kon jàmm rek mooy xew ci kër yi. dëgg la. ay ñoom lay sallallahu alayhi wasallam doon wax ci ay soxnaam ci lu baax. ci oyof ci déglu ci attentionné. ci vraiment am laabiir am écoute toppatoowuñ loolu ñoom pour ñoom defoon nañu affaire pas almalaat ay ñàngal ak ay yuuxoog ay xeex ak ay xuloo loolu kese léegi loolu kese muy seen ay doxalin ci seen sëy. mais soxna si man dafa am question bu ñëw sama bopp léegi ma bëgg lu ko laaj. xam nga yaa ngi wax ne yonent bi moom jikko yi mu làmboo woon nu mu meloon ak soxnaam. mais da doon dépendre aussi si ay soxnaam c'est important. c'est-à-dire affaire bi ñaari nit la couple la ku ci nekk la ngay def rek day am influence ci keneen il faut ñu ci bàyyi xel aussi. dëgg la puisque benn ñi xam nga dañuy góor moo am xel dañuy góor moo am xel n'est-ce pas ñu góor chef de famille. am xel moo war a jiite kooku ki am xel am chef de famille. moo war a am benn genre démarche bu muy def ba invité ki nga xam dafa ñàkk xel mu fekk si ko. maanaam esprit de dépassement. dëgg la ki am xel moom moo gën a dérangé de
mais ki ñàkk xel ko du muy def xam nga loolu mooy problème bi. dëgg la mais jigéen Sénégal ay sëykat lañu. sëykat lañu ndaxte man li ma gis mooy ni Sénégal ay sëykat rek moo fi nekk. li nga ko waroon tontu man sax au tontu ko contraire soxna si. ay jigéenu Sénégal seen sëy est-ce que papa lépp du jongee rek. soxna si li nga ko waroon ay defar ay bagages. ba pare ma chérie bàyyi ko ba mu pare. oui maman ma chérie oui. xam nga ñoom dañu yéene sax soo gisee suñu waara ba sax lu ñuy wax. naan jigéen ñaa ko ëpp safara lu ñu yéene safara naan safara jigéen ñaa ko ëpp mais man lu ma leen di tontu dama leen xam yàlla lu wax dëgg la safara jigéen ñi xam ne mën nañu ko ëpp duñu ay sénégalaises xëy na yeneen nationalité lañu xam nga boo ko waxee sax dañu may retaan man leen duñu ay sénégalaises effectivement soxna si nee na ñu fa nekk duñu ay sénégalaises. duñu ay sénégalaises yeneen nationalité ndax macha allah yàlla lu wax téere la yàlla lu wax téere la moom dëgg la mais jigéen ñëpp ëpp duñu ay sénégalaises dëgg la sénégalaises yi dañoo sëy ba sëy bu dara nekkul ndax aussi góoru Sénégal ñi ci am moyen dañ koy wàññi ñi ci am moyen pour mën a rester seen kër dañ koy wàññi jigéen ñi dañoo daw ba naax jigéen ñi elles sont sur tous les fronts sur tous les fronts man jigéen Sénégal àdduna xanaa dinañ si man am sama àllaaxira sëykat dama leen di respecté waaw kon moom vraiment ñaanal leen jigéen ñi ñu gën a am xolu muñ d'accord amiin waay seen sëy waaw yàlla baax na ay ci ñu jël ki nekk sa ginnaaw merci beaucoup à vous. 88 628 89 90 bonsoir. salaamaaleykum allo. allo oui. sëñ bi noo def. alhamdulilah. jëf waay Prosper. oui. yàgg naa ci ligne bi. ñu ngi jégalu bu baax a baax ñu bàyyi la nga joxe sa gis-gis balaa serveur bi di la wàññi. waaye Prosper ay ca ñu ngi lay déglu Pros. waaw maa ngi lay nuyu yéen ñëpp ak plateau bi. ñu ngi lay fay. di rafetlu émission bi comme d'habitude. merci. maa ngi dégg sànq benn muy wax naan dëkk boo xam ne kenn respecté wu fa jigéen kenn respecté wu xale dëkk boobu du mës a avancé. Os waaw yow rek la ñuy déglu. waaw ma ne maa ngi dégg sànq benn di wax ne dëkk boo xam ne kenn respecté wu fa jigéen kenn respecté wu fa xale dëkk boobu du gaaw a avancé. loolu la wax. waaw ma ko ñaare ne ko